صل على محمد سيد العرب والعجاب. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yéen ñi nga xamante ni bi yéenay suivre seen émission bii di jotaay alquran wax nañ leen ko chaque jour dinañ leen andil ay ñoo xamante ni bi ay kanam yu bees la. émission bi nag xam ngeen ni alquran day wax ci lépp, ci actualité, ci lépp. waxoon naa leen ni leen maa farat naa fil kitaab min shay. moo tax tey ñu seet ci koo xamante ni bi suñ soppe la bu yàgg muy Oustaz Modou Faye. ñu ràññee ko bu yàgg nag muy yëngu ci wàllum jàng ak jàngale ci yoo xamante ni bi ay analyse yu muy def la ci lépp nag, ci wàllu politique, ci wàllu diine ak yu manti doon, ba ci fi muy liggéey di dalal ay borom xam-xam yoo xamante ni bi macha allah. Oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Gassama maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci kóolute gi ngeen am ci man ba ñëw jël si samay xalaat ci ay mbir loolu mu amul pay. maa ngi leen ci sant bu baax a baax. yal na yàlla bokk ñu dimbali ñun ñëpp. tabarakallah. macha allah Oustaz, ñun sama genre gi yàgg nañ la déglu ci wàllum rajo ak télé depuis que temps xale ba niñ lay ràññee ba tey ñu toog ak yow, lan moo la dugal ci média bi? waaw xam nga man li ma dugal ci média bi mënoon naa bañ a ne, waaye suñu borom moo yore yi xew ëllëg. ndax xaybu maanaam baatu xaybu loolu yàlla rek a ko xam. te mooy li nga xam ne dafa nekk ci sa kanam. ndax man bi may jàng tëbuma tëb rek di jàng école. yàlla dafa dogal sama baay bi ma jur moo ma jàngal alquranul karim. macha allah. ba ma wàcc ko defaat ay yeneen seetaat rombaat daal beqi tuuti. bi loolu amee dama fa teg alquran ji. te teguma ko maanaam dama ko tegandi. dem jàngi arab. macha allah. bi ma jàngi arab tamit maa ngi woon ci daara joo xam ne ji. ña ma fa nekkaloon ba léegi am na ci ñoo xam ne ay jàngalekat lañ, am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund ba léegi. yal na yàlla gën a guddal seen fan. ca Louga mu di daara joo xam ne ji ñu ngi ko tudde woon Manarul Huda. nga xam ne Oustaz Moubarak Lo moo ko jiite woon, ñun ñu ko daan faral di wax man njéeme Oustaz man njéeme Lo. mooy papaay Moubarak Lo économiste bi ngeen di dégg nii. fii ci mbir yi. muy sama xarit lool maa ngi koy nuyuwaale moom Moubarak moomule di ak ñoom Lamine Lo di sama ay xarit ñoom ñëpp fa tabarakallahu. ma jàng fa arab itam ba am fa brevet arabe ba defaat fa yeneen i at sanawiya toog foofule ba mu yàgg. li may wax léegi ne yàlla mooy orienté nit. ñu doon def concours franco arabe. ci at moomu laa ne man at mi su fekkee jàlluma damay defi entrée en sixième wala damay defi français. ci la sama benn mag bu nekkoon France bu ñuy wax Serigne Mbargo Faye ne ma loolu kon li gënoon mooy nga tegandi yooyu dem fréquenter école primaire bu kër Serigne Louga. ma dem góor gu baax gu daan wax monsieur Sadi yàlla na yàlla yërëm ko moom la ma boole loon. ma ñëw def CM1 CM2 man defuma ci ay CI CP yooyu non pas du tout. ndax booba jàng naa arabe ba tabarakallahu ci CM1 classe de CM1 ak CM2 ñaari at CM1 bi sax daanaka ba ma koy dugg année scolaire bi léegi mu jeex. da nga boole ñaari classe yi. waaw non dama def CM1 tuuti rek école tëj ma def CM2 def entrée en sixième. noonu laa admee entrée en sixième ma dem CS Massamba Siga Diouf CM la. fi laa defee sixième cinquième quatrième ba BFM. bi ma amee BFM ñu orienté ma lycée Malick Sall bu Louga. ma def fa seconde tout ça en français ah léegi arabe moom waxatuma ko. ma def seconde première terminale am baccalauréat en série A. ñu yóbbu ma université Cheikh Anta Diop bu Dakar ma def fa 4 ans. mais man dañ ma waroon a yóbbu philo ma def fa ay quelques fan. waaye faf yàlla dogal ñu yóbbuwoon ma département arabe ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. ba ma fa jógee nag laa def ay man fu ma dugg rek sama effort moo ma fa dugal. même bi may dem rajo Nostalgie dama jaaroon ci benn ONG franco-belge def fa communication. def test pour dugg ci rajo boobu. bi ma fa jógee nag le Sud FM dem ba soxla ma. mais dañ ma defalaat formation à l'ISIC Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. ma dem ba def fa licence en communication ba noppi. fekk boobu maa ngi liggéey Sud FM ñoom ñoo ma débauché. ma continuer sama ay études foofule. ñëw nekk Sud FM 2S également ñoom ñoo ma soxla woon. ci kilifteefu El Hadj Ndiaye ak soxnaam Marème Ndiaye. maag Taïb Socé ñu nekkoon fa mu ne ma yow tu peux allier les deux après noonu laa nekkee 2STV. ba yàlla dogal itam mais lu jiitu loolu nag Oustaz Alioune Sall. bi ma nekkee Sud FM danaan def albidaaya di ma ci boole.
di ñëw ma koy poser ay question ba mu yàgg ñu ne kii daal da ngeen a war a ko loolu nag moo tax sax ma dugg ci l'islam bi nii xaw a dugg ci oustaz geeg yooyu mais bu woon émission boobu kon man damay suivre rek le journalisme quoi kon sama journal lay def sama ay reportage nekk sur le terrain nekk ci rédaction yi dem sama yoon mais comme maa ngi doon waxtaan ak Alioune Sall chaque vendredi matin ñu tuddee ko Al Bidaya léegi nag yéen doon waxtaanee noonu ñu gis ne am na njariñ ñu xëcc ma foofu nag moo tax mais après loolu daal moo ma ci yóbbu parce que maa ngi la bëggoon laaj lan moo waral turu oustaz bi je ne suis pas oustaz c'est ça le problème fondamentalement c'est une très belle question je ne suis pas du tout oustaz parce que mosuma def formation oustaz jàng naa alxuraan nag jàng naa arab jàng naa ci majalis yi nii ay laxdar yoog muxaddima ak yu ndaw yooyu moom def naa ko macha allah tarixa bi ma nekk itam mu di tarixa Cheikh Ahmad Tidiane a Sharif al Fatimi yi yàlla dimbali na ma tamit la ma ca war a xam xaw wax ma lépp de waaye la ma war a xam daal ci seenu mbind am na ci yu ma xam surtout sama turandoo Seydi Hadji Malick waaye nag bi yooyu jàllee nag man dama ne la bu dul woon émission boobu ma doon def vendredi rek oustaz Alioune Sall kon man du ma mas a nekk ñu naan ma oustaz Maodo Faye ndax kenn xamuma woon ci loolu bi ma nekkee rajo Nostalgie dama doon présenté journal maa ngi ñoom Jacqueline Fatimata Bokoum moo fa nekkoon suñu directrice ak tamit Souleymane Niabi nekkoon Walfadjri ak yeneen i journaliste bi ma fa jógee sama ay xarit journaliste yi ma nekkoon université ñoom ñoo ma xëcc na ma naa ñëw Sud FM far Latif Coulibaly débauché ma ñëw man ci secteur boobu ci voie boobu laa waroon a jaar mais benn jour laa dof la rek ndànk dem ci émission Alioune Sall bi wax fa alxuraan posé ko ay question affaire bi neex rek mu continuer ñu ne Oustaz Maodo ba noonu laa demee télé mais yàlla xam na ni c'est par coïncidence c'est par pure coïncidence mais c'était pas du tout mon objectif c'est ça léegi loolu ban année la maanaam ban année exacte commencé man maa ngi ñëw Sud FM ay 2000 fin 2001 fin 2000 parce que en 98 boobu maa ngi doon fraîchement di doog a génne 96 98 université fekk defoon naa yeneen formation après nag laa dem rajo Nostalgie doog a ñëw Sud FM c'était en 2001 yooyu quoi fin 2001 parce que jàpp naa ni bokk nga ci personnes yoo xam ni ku leen maanaam kuy bàyyi xel ay 2001 2002 2003 yooyu rek sa xel dina nekk ci Maodo Faye ku mel ne Maodo Faye wala Pape Alé Niang genre oui Alé Niang parce que da nga daan toog añ nii di añ dégg xibaar yi Pape Alé sama xarit la yàlla dogal na loolu xam nga nit ñi loolu lay faral di wax xam nga nit ñi dañuy gis nit muy dem ñu koy atte te xamuñu ko wallaahi gis nga Pape Alé Niang man maa ko tuddee Baye Alé ndax revue de presse bi mu doon def ba mu dem sax ci papaam ne ko yow nag Maodo wax na la sa vrai nom dëgg la Pape Alé ànd na ak moom en 2008 man ak Mamar Diong bi nekkoon Nouvel Horizon ak Ndiaye bi le directeur de Témoin Ndiaye ak man Pape Alé Niang ak Gaye bi nekkoon Soleil léegi dem na retraite en 2008 ñun la ambassade France yóbbu woon France kenn ku nekk ak secteur bi ñu la jox man ma dem représenté en 2008 Sud FM maag Pape Alé Niang ñoo bokkoon benn hôtel bu ñu nekkoon macha allah en dépit ba loolu lépp en dépit de tout cela ñu bokkaat ñëw nekk rédaction bu Sud FM man may présenté journal moom mooy def revue de presse Pape Alé a été toujours un compagnon koo xam ne ki suma xarit la fu ma fekk nag lu ko neex la may wax daf may sànni fii xeer wax lu ne parce que on a vraiment cette relation là maa ngi koy nuyu moom Pape Alé Niang mais ci revue de presse bi dama naan kon nag ñu bàyyi leen ak Baye Alé Niang après affaire bi départ quoi il a été très suivi quoi à l'époque et jusqu'à présent il est suivi oui macha allah yal na yàlla gën a barkeel ànd bu baax a baax mais oustaz comme jot nañoo xam as tuut ci yow léegi ak fi ñu toll nii actualité réew mi bëggoon nañ ay leeral yi nga xamante ni bi ñu ngi koy dund actuellement ci réew mi bu fekkente ne am nga ci benn xam-xam bi gis nañ ne élection locale jub si na gis nañ la fi xawoon ci mars bi passé ñu bëri ay yàqu-yàqu yuñ fi gis ban njàngat nga am ci réewum Sénégal bi waaw xam nga réew mu toll na Sénégal moom kenn mënu ko jàngat ci benn bis kenn mënu ko jàngat ci ñaari bis xanaa dañuy comp ci li suñu xel toll rek parce que kiy wax am na ku ko raw foofu di ko déglu ndax waxtu woo ne asalaamaaleykum di wax rek am na ñett ñoo xam ne ñi fokk nga bàyyi leen xel mooy ki la raw yow miy wax ak ki nga raw yow miy wax ak ki nga tollool xam-xam te ñett ñi ki la raw moom mën na laa bàyyi xel xam ne leen li njuumte la wala yu demee noonu mais mu xam sa niveau noppi ki nga tollool xam-xam boo defee tooxi doona mënu koo dindi buñ la yóbboo police yóbbaale ko ki nga xam ne yow miy wax yaa ko rawit moom li ngay wax mënu cee dindi dara buñ la tëjee tëjaale ko waaye ki la raw ba noppi ne tekk di la déglu kooko mat a bàyyi xel Sénégal dafa nekk pour le moment dafa nekk dans une société boo xam dafa nekk ci mutation
dafa mel ne dañoo jóge ci marxala jëm ci benn marxala wala boog dañ jëm ci jóge ci étape dem ci beneen étape alors étape moment boobu nag muy dem ci transition boobule événement yi nga xam ne moo fiy xew dafay événement yoo xam ne yi booy def lecture bi nga def un peu de recul dafay mel ne aujourd'hui nous Sénégalais on a perdu de repère on a plus de repère maintenant c'est-à-dire que société bi ci boppam moo amatul repère yi nga xamee ne moo fi nekkoon démb ak bërki démb parce que soo retourné woon boule bi mu nem 40 ans ci gannaaw 50 ans ci gannaaw am na réalité yu daan am des réalités sociétales yoo xam ne yi tey soo ko tegoon fii tey ña faatu woon boo leen dekkilaatoo ñu ne loolu amul ci réew mi Sénégal kenn xalaatul woon ne nit dana toog di saaga ab sëriñ quel que soit les tares wala les erreurs et tout ça mais il y avait eu au moins un respect boo xam ne bi dans notre société traditionnelle kenn mësu ko transgressé aujourd'hui loolu lépp fu mettre nañ ko lële teg ko nële fule ko d'un pied loolu mësta am ci Sénégal ñaareel bi aussi tamit respect bi daan am ci kër yi léegi loolu amatul sëy yi niñ ko daan takkee nga xam ne toujours dafa am benn fil boo xam ne bi mooy lié couple bi ak parents yi nga xam ne da ci am ñu ciy wax ñu baax lu baax léegi amatul léegi ku takk sa soxna dem nga beroo ak moom seen appartement wala ngeen dem en fait nga xam ne manque de communication boobu même problème bu amee pour nga am un autre individu une autre personne boo xam ne dana mën a ñëw wax ca lu jafe lay doon léegi nag yooyu suñ ko nàmpawaalee plus nag agression bi nga xamee ne dafa jóge Occident mooy net bi mooy les télévisions et cetera waaw réseaux sociaux yi et tout ça ak tamit informatique bi léegi fi mu toll ak nit ñi seen fikra seen xalaat fi mu toll léegi nag su fekkee mënuloo def la symbiose nga coppat ci bii ndañ ci bii da ngay daanu ci mbedd mi Cheikh Hamidou Kane mi bind aventure ambiguë boo liiree aventure ambiguë dafa am ko tudd Samba Diallo ak la Grande Royale et tout ça mais mi ngi doon laaj naan xale bi Samba Diallo moomu xale boobu doon yalwaan nekkoon ci daara ji amoon ay réalité yoo xam ne ci la fekkoon démb maamam ak i maamaatam Cheikh Hamidou Kane dans son livre mi ngi interrogé wu mu ne ndax xale bi suñ ko yóbbuwoon tey par exemple ci école française ndax réalité yi muy perte la muy gagné fële mën na koo fay c'est-à-dire que les réalités traditionnelles yi xale bi nekkoon bàyyi ko fi léegi dem ci école française bi mu ne est-ce que li muy perte ci ay valeurs est-ce que lële dana ko mën a compenser vous voyez donc ce qui fait que loolu moo ñu daal léegi nag fii ñu toll nii bu dee ci wàllu local yi wàllu politique bi et tout ça le Sénégal a été toujours comme ça fii rey nañ fi Demba Diop ca Thiès ay affaire politique moo taxoon moo nekkoon maire bu Mbour Mamadou Dia tëj nañ ko fi en décembre 62 digganteem ak Senghor diggante Senghor ak Lamine Gueye gis nga histoire du Sénégal li ci xew Ablaye Wade il a été emprisonné à N fois ci ay actes yoo xam ne def na ko jéem nañ ko fi sax yu gën a garaaw yi demee noonu la donc histoire du Sénégal élection yi c'est vrai que nag peuple bi yàlla defal na leen jàmm ba xeex yu garaaw yi du fi am mais élection boo gis day am xaste am xuloo et cetera mais dañoo toll ci jamono foo xam ne fii la woon démb du tey war nañoo gën a nettoyer waat suñu xalaat yi pour ñu mën a delluwaat ci ay repères yoo xam ne yi dinañu may ñu mën a dund li ñuy dund te jàmm ci jàmm ak salaam nit ki boo ko yaree rek xamal ko ay bokkam jàngal ko bu tekkee yow miy seen bàyyi kenn gënatu la donc ce qui fait que am na ñoo xam ne tey boo leen bëgg a loon a saagaloo mënuñoo saaga ci réseaux sociaux mënuñoo jëw jàmbur mënuñoo wax lu ñaaw mais am na koo xam ne kii tak mu dagg saaga loolu nag c'est ça se trouve maintenant dans l'éducation de base de l'individu parce que foyer bi ngay màggee fa ngay nampe li nga xamee ne moom ngay wane ci mbedd mi mais est-ce que deew tamit mbir mi du ci njiit yi doon am ba léegi est-ce que taxawaay bi ñu war a am dëgg-dëgg ci réew mi ñu ngi koy am précisément gis nañ fi mois de mars bi lu mat 14 personnes dee ci comme ni nga ko waxee ñi fi jaar Cheikh Anta Diop ñi ñu fi rey ak genre yooyu yëpp dossier boobu noonu ñu rey ci ay nit ba léegi nii mënuñoo xam fu mbir mi toll loolu tamit ban jàngat nga ci am. waaw xam nga suñu société bi. dafa nekk société boo xam ne bii. nit ñi même boo seetloo ba seetlu sax da ngay jàpp ne. lii xew ñu koy bàyyi muy jàll. tant que bàyyiwuñu jiital intérêt individuel. fàtte intérêt collectif. ba noppi tamit di jaamu alal ndax léegi nit ñi xaalis mooy seen sëriñ. alal mooy seen sëriñ. ce qui fait que maintenant booy def politique. xooloo yow ne da nga war a bâtir la cité parce que politique mooy bâtir la cité. bu dee intérêt boobu jiituwul ci yow. yow noo fexee rek ba dund noo fexee rek ba am sa njariñ lay dal askan wa sa yoon newu ca
bu doon rayantee itam da ngay génn ci télé bi sànni ñaari moo ñetti moo daal di koy naqarlu waaw on va prendre des mesures pare nga ci parce que yow li la fi teg te nga yaakaaroon ne boo ñëwee da ngay liggéeyal Sénégalais yi su fekkee intérêt boobu ngeen baal ma dandu na léegi intérêt individuel yooyu moo fi def individualité yooyu nag kenn ku nekk nag na lii bañ formé ci parti ku falu rek da nga naan gis nga Sénégal da naan waaw njariñ loo fekkee nangam ak nangam fekk na yow wala ñu fal la ministre sax wax naa ko ci sama benn émission say bokk yëpp ñëw ci kër gi di tàccu ñu woo ay nit fi ñu ne woy sa ndeyee ko liggéey nangam ak nangam xamoon nañ ne da nga nekk ministre ratatatatat nga dem këpp kees dañ ca waroon teg na sa ndeyit jur na sàcc parce que tamit ñaar yooyu ñu ànd buñ la taggee fii nga def lee dañ laa war a wax lee léegi nag nit ñi intérêt collectif bi waroon am ci société bi léegi dañ ko bàyyi dem ci individualité yi loolu nag moo tax mois de mars bi li amoon Sénégalais yi ñoo sonn génn xëy na nag am na point bu ñu bës benn bouton bu ñu bës waaye xiifoon nañ pour génn pour wax président de la République na ko kët gars yi sonn nañ seen occasion la woon daal occasion la woon moo tax c'est un appel fort mais est-ce que Macky Sall décortiqué na ab message boobu waaw wala déet loolu ça n'engage que son gouvernement et son entourage maintenant amul sanction pourtant fukki doomu aadama ak ñeent faatu nañ ci ñu ne diw kët moo woote nangam ak nangam diw mooma ba léegi ñu ngi koy topp di ko bundu xatal et cetera te ñoom am na fi ñoo xam ni bi nekkoo ci opposition bi doon nañ def menace yu gën a garaaw loolu ah Abdoulaye Wade moomu réew mi bu ñu defee nii nangam ñoom ñi nekk tey ji am na ñoo xam ne loolu lañ doon wax donc réew mi nag bu fekkente ne feebaru mag la fépp ay metti léegi ñi jiite bu fekkente ne jikko yi waroon a nekk ci ñoom nekkul ci ñoom mais ku ñu jiite tamit pratiquement société boo tamit noonu lay mel parce que Joseph Kizerbo dafa nekkoon benn bindkat bu fekk baax ca Burkina Faso dafa waxoon ne dirigeants africains yi ñoom cherché wuñu pour développer leur patrie mais ils se développent eux-mêmes ñoom dañuy xool ñoom nu ñu amee ay richesse ak nu ñuy développé moo tax Afrique tardé am na benn waay bu bind ne l'Afrique est mal partie parce que Afrique tardé wul africains yi ñoo ko tardeel Afrique ci boppam benn dënd la benn superficie la boo xam ne bii alal yëpp yàlla def na ko fi am nañ fer am nañ or am nañ bauxite am nañ zircon am nañ mais su fekkente ne ñi yàlla te nag yàlla duñu fekk fii nag dañu defaral suñu Sénégal gi de amul inna allaha la yuxayyiru ma bi xawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim yàlla nee na du ma defal kenn lu man da ngay nekk ci dara am yéeneey mën a bëgg a def loola yàlla jàppale la ca waaye bu ñu toogee fi naan waaw dañuy dem nangam néocolonialisme bi daanaka ñun dañoo bootu ci réew yi nga xam ne mooy réewu Togal yi ce qui fait qu'aujourd'hui développement bi lu jafe lay doon parce que pour se développer il faut nga gëm sa bopp gëm sa réew gëm sa cosaan gëm sa ay ressources ba noppi tamit nga nangu ñàkk ba noppi door a am ndax inna ma'al usri yusran ay sacrifice la laaj nag waaye su fekkente ne soo soxlaa ay milliards dem fee ñu leel la ko soo ñëwee fii sol ay kii fii nangam ak nangam et cetera réew mi li dal xale yi ba nga xamee ne perte nañ repère noonu la dalee suñu autorité yi mas naa wax ci sama benn waxtaan ma ne man 4 avril bi nga xamee ne mooy symboliquement dalañ wax ne ci la réew mi moomee boppam man su ma doon chef de l'état fête nationale bi nga xam ne ñoo ko bokk mbuumu njaam géey ñu ne dagg naa yi parce que nag en 58 59 en tout cas ci at yooyu général de Gaulle bi mu jógee Guinée Conakry ñëw fii ci place Protet la xaw ma fii place de l'indépendance ñëw ak ñoom Mbaye Jacques Diop ak seen pancarte yooyu la indépendance bi daanaka dañu ko négocier rek mais comme négocier nañ bi am suñu indépendance ba noppi te sax loolu lu ko passé en août ba ci mois d'août ba amoon nañ ci indépendance ndax 61 lañ njëkk a def fête 4 avril fête suñu bopp man su ma doon chef de l'état jour boobu kenn du sol yëre tubaab kenn du sol yëre tubaab réew mi day delluwaat ci boppam nekkaat boppam waaw xaw ma dañuy tol ay tengaade xaw ma dañuy sol ay caaya xaw ma dañuy sol ay ay fëxiya xaw ma lu ñu koy sole waaye daal li cosaanoo ci réew mi li ñu fiy sol suñu feetu indépendance loolu la ñu waroon a sol ay marakis la ñuy sol wala ay pajam ñaxet la ñuy sol wala ay dawal kaw mais nañu dellu si waat ci suñu bopp mais nag comme ñun léegi tubaab bi naan na suñu yuur gi bàyyi fi école am ndax tubaab bi muy dem dafay bàyyi ñaar yoo xam ni tant que jógewu fi duñ gaaw a développé c'est vrai qu'on peut utiliser la langue française y a pas de problème officiellement amul problème mais gis nga langue jàmbur kenn du ci développé koppari jàmbur it kenn du ci développé CFA bii mi ngi nuy bëgg a rey donc ce qui fait que il y a énormément de choses à changer que bu fekkente ne bëgg nañ Sénégal moom bu ñu bëggee mu changer il faut que loxo yi nga xam ne dañoo taq yëpp ñu raxasi leen ne leen seppet ci sebet mi sànni leen fële réew mi jëm kanam macha allah am na solo oustaz balaa ñuy génn ci national bi mooy ci réew mi
dañu bëggoon ci benn nit boo xamante ni jëmm joo xam ne mu ngi yëngu ci wàllu politique ñu xamoon ko lu yàgg muy Idrissa Seck. nekkoon maire Thiès nekkoon ak Ablaye Wade ñu gis ni avant muy nekk ak Macky Sall bëri na woon lu muy def ay sorties mais gis nañ ni ba mu nekkee ak Macky Sall ba léegi sortie biñ gën a gis mu génn ko mooy bi événement mars yi amee ba muy génn pour wax Sonko na dem jéggalu ji genre yooyu depuis lors génn gisatuñ ko lan nga xam ci moom. waaw maa ngi lay remercier ci question bu am solo boobu parce que beaucoup de mes confrères me posent cette question là parce que Idrissa Seck moom dafay jëmm joo xam ne man mën naa wax sax ne du question ay politique moo tax ma bëgg ko mais yàlla moo def ci sama xol man ma bëggal ko sama bopp kooku moom xanaa nag nit ki nag sañ na ne man kii bëgg naa ko. c'est vrai xanaa loolu ku ne sañ nga ko nag. léegi nag loolu moo tax sama confrères yi su ma defee sortie yu mel nii fokk ñu laxasaale ci Idrissa Seck mais je vais répondre objectivement. xam nga Sénégal boo fi nekkee ragal péete day xañe wërsëg. c'est ça waxal li ngay wax. nit ñi nuñ ko mën a déggee ñoo xam. parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sama Serigne wa rahmatullahi alayhi wala boog radiyallahu taala anhu parce que man dafa foroon ci man loolu dama koy déglu 24/24. dafa waxoon ne ki nga xeexal mu gañe la sax yabatu la. ndax bi taxaw jotee def nga la nga mën. c'est ça kon boo waree wax li ngay wax yow bu ci xool ku la ca wax lee wala yow waxal li nga gëm. la ca des nga bàyyi koog nit ñi ñoom ñu xool nañ ko gisee xam nga Idrissa Seck. c'est quelqu'un de très bien. Idrissa Seck jullit la. man mën naa seede dóor ci kaamil ne Idrissa Seck jullit la. mën naa ko waat. mën naa waati tamit ne ku bëgg ay bokkam la. tey tamit nit la koo xam ne kii tamit alxuraanul karim ak yàlla. jaral na ko bakkanam. c'est-à-dire que il a une foi de fer moom li dafa gëm. xam nga li gën a jafe ci doomu aadama yi mooy al iman. al imaanu billahi. joo xam ne ji raxul dara parce que parfois mu am ay bribes d'information ci moom. yoo xam ne acte yooyu ku gëmul yàlla mënoo koo def. léegi en 2004 Idrissa Seck a été le premier ministre du Sénégal. ci temps Ablaye Wade. mais Ablaye Wade tey bu fekkoonte ne dañuy def al muraaji'a di delluwaat ci gannaaw. Idrissa Seck tey gannaaw yàlla waxoon naa ko et je le répète Ablaye Wade bu faloo ba mën a nekk président c'est grâce à Idrissa Seck malgré après am na y a eu des couacs entre les deux. mais dama ne la Ablaye Wade bi mu toogee nga xam ne dem na ba nga xam ne yaakaaram tas na. moom ci boppam marche bleue boobu. su dul woon ci effort Idrissa Seck loolu du am. après nag xam nga politique au Sénégal bon gars yi am ay guerre fii ñu naan ko fii taqal ko fii nangam ak nangam. ba yàlla dogal ñu teg ko téye ko ci benn place. ban ko téye ci benn place ñoo ko fa téyewoon ñoom ñoo jékki-jékki raxas deram tey jii ki nga xam ne moo jiite réew mi di président Macky Sall. Idrissa Seck mii bi mu fa meeg parti bi tudde ko réew mi. dafa waxoon ci boppam ne am parti kenn du ko tuddee am réew mais ka ko aaye woon ne du ko def moo yéen waat motaar mu nangul ko kooku nag da ngay gëm yàlla parce que loo bëgg a doon moom ëllëg da nga ko fay xaar. xam nga yàlla dafa wax ne ci alxuraan ci baqara alif lam mim dalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin xam nga boo amee taqwa yàlla moo lay tracel jub. c'est ça waaw boo ñàkkee taqwa seytaane moo lay tracel sa ndëng ndax seytaane du tracé jub. léegi nag Idrissa Seck moomu mu nekk premier ministre. liggéey fi liggéey bu mucc ayib. am ay ambition mais Sénégal xam nga ni mu tëddee. ñu dem ay tànkam waxtu sosal ko fi sos yoo xam ne yii mën na leen ba jant bi di fay du ngeen gis li ngeen di wax. te loolu ba tey gi nii anamu alors coono yooyu yëpp ñu teg ko ci ndodd Idrissa Seck. taqal ko damm ay tànkam mais mu dem toog après bi nga xamee ne Macky Sall gagné na ba jël réew mi Idrissa Seck bi mu xam nga nit ñi dañuy fàtte. dañoo yaakaar ne li ñu ko samp fii mu nekk ci président conseil économique social et environnemental bi moo ci la waxtaanee ak Macky Sall waaw ñëw dugg non parce que Macky Sall njëkkoon na consulter Idrissa Seck bu leen fàtte loolu. Idrissa Seck dafa ne ko dama lay jàppale sans condition boole koog ñam ko booleel lu tax nit ñi fàtte loolu bàyyi ba mu tey jii mu def lii jox ko ñu ne wala nangam ak nangam xam nga. dafa am ñoo xam ne ñii yàlla xam nga yàlla dafay wax ci alxuraan. soo demee ci téereem bu sell bi da ngay gis fu mu waxee naan ndax doxu leen ndax yéen tegu leen seen tànk ci kaw suuf mais bi ngeen tegee seen kaw tànk seen tànk ci kaw suuf di dox ndax yéen a ngi doon xalaat ànd ak xel ak i bët ak i nopp di dégg yàllaay laaj de mu ne mais
gis naa ne li ngeen di dox lépp may naa leen faculté yooyu yëpp mais gis naa ne seen xol yi dafa gumba te xol bu gën gumba mën na indi kañaan yàlla dafay wax ne afalam yasiru fil ardi fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw adhanun yasmauna biha fa innaha la taxmal absar walakin taxmal qulubu lati fi sudur waaw ki nga xam ne xolom dafa lëndëm ci biir soo ko tegaloon lu weex sax mu ne dafa ñuul mais pour qui connaît Idrissa Seck man bi ma ko fi défendre ci ay wax yu bëree bari yoo xam ne day génn wax ko lu ñu xam nga la ñu wax bi dama jël sama courage à 2 mains dem dans les réseaux sociaux défendre ko te pourtant Idrissa Seck yàlla xam na ne man dem naa seeti ko këram ñu toog waxtaan ma feddali ko sama cofeel ci moom mais Idrissa Seck joxuma dërëm musuma defal benn tranga bu ko neexee na seetaan émission bi waaye man maa ko bëggal sama bopp léegi nag man bëgg gi ma ko bëggal sama bopp nag man nag du ma mën a bëgg naa la lundi bàyyi naa la mardi man loolu du ma ko def raison yi tax tamit ma koy défendre dama gis ci moom lu tax ma koy défendre tey aujourd'hui gis nga bi mu nekkee premier ministre su yàlla dogaloon en 2007 élection yi fi amoon yàlla dimbali woon ko mu jël réew mi maa ngi lay waatal ci alxuraan ne la kon réew mi kon passé na fii mais nag nit ki soo ko xamul nga koy wax ñu baree ñi ngi àtte Idrissa Seck te xamuñu ko. mais est-ce que ñi koy dul défendre nekkul loolu tamit dañ koo xamul. dañ koo xamul ñoom. mais parce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko weddi woon Makka ay mbokki boppam lañ mais dañ koo xamul woon parce que mënuñu woon a mettre dans leur tête la vraie mission yonent bi xamuñu ko woon moo tax damay faral di wax ne doomu aadama kenn du ko àtte te xamuloo ko waaw doomu aadama kenn du ko àtte te xamuloo ko koo xam ne ki approché wuloo ko tukkee wuloo ak moom fanaanoo ak moom jànguloo ko nga jékki-jékki rek daal di tàmbali daal ci deram waaye Idrissa Seck moo fi def nangam ak nangam moo fi waxoon lii moo fi waxaat lee nangam ak nangam mais loolu laa jël sama courage à 2 mains défendre ko ay waxeet ak ay yu demee noonu ay wax yi ay détails yoo xam ne yi alors que loolu boo jàngee sariya islamia am na yoo xam ni tey expliqué naa ko mi ngi ci réseaux sociaux yi lam waxoon mën naa ko layal ci l'islam te layal naa ko donc loolu moom Idrissa Seck moomu c'est un travailleur également et il a des idées fii ci gouvernement bu Sénégal wax leen ma kan moo fi ëpp ay idées sur le plan politique wala sur le plan ni ñuy war a yoree am réew koo xam ne kii mën na surpasser Idrissa Seck amul léegi nag su ko defee ñu ne wooy Idrissa Seck nangam ak nangam te gars yi fii di coow fii di wax nii nangam ak nangam kenn ku ci nekk bi mu nekkee PDS am na fu mu jaar ak yow am na lu mu jëflante ak yow ba ci président de la République aujourd'hui mais yàlla nag moom mooy changé al ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas xam nga nit ñi yàlla moo fab ay jouram di ko changé en fonction du temps et du milieu mais man lépp loo xam ne lii gis naa ne acte la boo xam ne bii Idrissa Seck posé na ko man bu ma pour qui connaît l'homme damay jàpp ne lii lu jaadu la. kon d'accord nga ci transhumance bi daal. xam nga transhumance ci boppam ça dépend ci li ñuy tuddee transhumance. xam nga transhumance sax benn mot la boo xam ne bii normalement mooy màngaan. ci jur gi sax lañ ko waroon a yóbbu ndax sàmm yi ñooy def fu ndax mi tooyee rek ñu bàyyi foofule ñu bàyyi fa tooy ñu dem fa tooy bàyyi fa wow. maanaam dañuy màngaan yi parce que fii amatul ñax ñu dem fa am ñax. waaw léegi bu fekkee fii amatul ñax nga dem fa am ñax te boo demee di gën a yokk ñax ma kay transhumance baax na li bon mooy foofu xam nga lan moo bon li wolof naan weñ fu tooy rek nga dal Idrissa Seck n'a aucun intérêt pour dugg ci ay gouvernement pour am ca dara su fekkente ne yàlla teraanga yi mu ko defal yëpp ci kaw suuf ak bien yi mu ko may yëpp ci kaw suuf su ko doyul dara deetu ko doyati kon Idrissa Seck bu demee fekki Macky Sall c'est pour ñoom ñaar ensemble main dans la main ñu dem liggéey Sénégal moo tax mais xanaa du ay problème mu xaalis ak yu demee noonu j'espère te yaakaar naa ne loolu mooy dëgg gi nit ñi nag atte nañ ko fii naan ko waaw dafa yore ay nit ñi ay nangam dafa yoreel nit ñi ay bor waa léegi bu yoreloon nit ñi ay bor nag après xanaa du Sénégalais xanaa amul xalaat xanaa warut a bokk ci réew mi xanaa warut a defar wala dañoo bëgg léegi ku am xam-xam rek dem toog fële nangam bu dee loolu Macky Sall mi AJ/PADS la nekkoon Macky Sall dafa démarré PDS lu ko jëlee AJ/PADS mu dem PDS ñu bundoxatal ko fa mu formé APR ba yàlla andi ko fii tey moom ci boppam mu dem ba Saloum ne transhumance grawul Macky Sall ak yeneen man je défends pas la transhumance mais je commente les faits faits yi lay commenté nii dama ni loolu noonu su fekkente ne Idrissa Seck dafa am lu mu war a apporter ci benn édifice ci tabax bi benn móol man damay jàpp ne loolu lu jaadu la mais transhumance dans au sens étymologique du mot mooy fu tooy sàmm yi fii wow na amatul ñax mu dem fële mais loolu ku xiif a koy def mais Idrissa Seck xiiful voilà
salli ala muhammadin sayyidul wara